jërë ngeen jëf mbokk yi ci topp bi ngeen di topp seen chaîne nationale de la télévision leader la TVM de la République islamique de Mauritanie di leen ziar bu baax a baax jox leen cër waaye nag bala ñuy dem ñu nuyu leen ak nuyoo yu gën a sell ci nuyoo yi fa tabarakallahu ne leen asalaamualeykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu yal na leen yàlla may jàmm mbokk yi ci réew mi mbokk yi ci bitim réew seen émission pencum askan wi del siwaat di feddliwaat kóllëre yi rek fa tabarakallahu di sant Maulana ginnaaw bu ñuy may à chaque fois ñuy jàkkaarloog kàngaam yu mel nii di góor di jigéen waaye nag bokk ci réew mi di fi jukki seeni xalaat ngir rek topp ak déglu ak digle également di jaajëfal mbokk yëpp tey nag comme lu mu leen ko faral di dégtale dañ fi faral di toogal ay kilifa yi nga xam ne di ndaw di mag di góor di jigéen ku ci mel ni Habib Salihou Sall la ñu jàkkaarloo tey Habib Salihou Sall nag xam ngeen ko taskatu xibaar la nekk ci rajo Mauritanie waaye nag di yëngu ci wàllu saa su actualité réew mi amee rek mu jukki kaddu fa tabarakallah ci faram fàcce am na solo trop ñi ngi ñaan buur bi yàlla mu bàyyi leen fi ñu mel ni moom ak yenn ci consultant yi nga xam ni bu amee luy lëj-lëj ci wàllu gis-gis ci wàllu jokkalante ñu mel nii la ñuy woo ñu faram fàcce ko bala ñuy xuus nag damay jaajëfal ñëpp ñi nga xam ni ñoo am feebaru mbas mi di coronavirus ñu dëgërlu di jaajëfal itam seeni famille waaye itam ñi génn ñi àddina ndax coronavirus ñi ngi leen di massawu di leen ñaanal yàlla mu xaar leen ci àjjana yu gën a kawe bala may xuus rek ma jox kilifa gi Habib Salihou Sall mu nuyu mbokki askan wi fa tabarakallahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi Habib. aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ibrahima Idrissa Wade ñu ngi lay delloo nuyoo di la sant di la gërëm di nuyu mbokku seetaankatu télévision al Mauritania di nuyu suñu mbokku réew mi yëpp di am mbégte lool comme ni nga ko waxee rek di wuy si sa woote ñu fas yéene rek waxtaanee lépp li nga xam ne rek moom moo ñor askan wi lépp li nga xam ni tamit rek moom mooy jëmal réew mi ci kanam kon nag maa ngi lay sant bu baax une fois encore di la gërëm ci say sune bu amee xew-xew bu am rek sa xel ñëw ci man nga dalal man tamit ma am woyefte rek ñëw tontu si li ma si yàlla xamloo rek incha allahu rabbi rek ma daal si fa tabarakallah ñu ngi nuyu tund wàllu yëpp fa tabarakallah di leen masu coono également ndax jamono toll na foo xam ni bu ndox amul ñu ñaan ndox bu ndox ñëwee nag am ay tolof-tolof yoo xam ni faaw daf koy jur ñu ngi koy sante buur bi yàlla waaye Habib bala ñuy dugg ci waxtaan wi am na loo xam ni kenn mënu ko fàtte damay tiit trop bu ma jógee bàyyeekoo bërëb bi ma dëkk di ñëw ci bërëbu liggéeyukaay yi damay gis ni nit ñi ñu ngi dajaloo nit ñi ñu ngi fàtte masque yi di joxante loxo de tort à travers loolu lan nga ciy jukki en tant que professionnel ci liggéey. waaw loolu moom lu mu siy jukki dem si wax rek ni nit ñi duñu war a moytandiku duñu war a góorgóorlu sàmm seen bopp sàmm seen njaboot sàmm seen ay dëkkandoo sàmm seen réew waxte xubbul watan min al iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk kon bëgg sa réew moom mooy nga taxaw ci lépp li nga xam ni mooy yëkkati sa réew lépp li nga xam ne mooy jur jàmm si sa biir réew lépp li nga xam ne mooy indi tawfeex si sa réew nga taxaw si loolu nag mu ngi tàmbalee si bu mbas amee ñu ni nañu def lii mooy tax réew mi ñoŋ ñëpp duñ ko war a def nit ñi nag xam nga doomu aadama bu demee ba mbir woyof rek dafay dem ba dafay mujj gayaax loolu moo dal ñu bari du ñu war a xam ni nag duñu toll si jamono bi nga xam ni faaw rek ñu soppi suñu ay gisalin suñu ay gisin ak suñu ay jëfin kon nag tey lu may wax nit ñi moom mooy nañu fagaru ndaxte fagaru moo gën a faju rawatina nag bi école ubbee te mbas mi boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam dafa màcc jëm ci wàllu wér-gi-yaram wax nañu ni xale yi mbas mi du leen sonal waaye mun na làngoog ñoom ñu indi ko ci biir kër gi wala ko seen maam wala ko seen yaay wala ko seen papa wala ko seen bàjjen wala ko ñi nga xam ne mooy nit ñu mag ñi kon tey du ñuy wax ni comme xale yi ñu ngi dem ci école yi nan leen xamal xale yooyu loolu lañu war a sensibiliser ñu xam ni mbas mi am na bu ko defee ñoom tamit ñu sàlloo ak lépp li nga xam ni mooy tax mbas mi du leen dar bu ko
ko defee ñëpp mën a mucc. te ñëpp muccee rek réew mi mucc. il faut tabaaraka suñu yéene rek moom mooy réew mi. yàlla na yàlla jàppale ndax le temps court bi nga xam ni mooy ubbite école yi wax nga ko léegi xale yaa ngi ci suñu njaboot yaa ngi fi njabootu réew mi di masawu coono également les professionnels yi nga xam ni ñu ngi nekk ci administration école yi. ci public wala ci privé. am na solo trop parce que mesures yi ñoom ñoo koy instaurer dans l'enceinte de l'école mais parents yi aussi am lu ñu ciy jàpp loo xam ni bala xale bi di jógee bàyyee ko ci ñoom nañ ko defar ba bu eggee du am ay tolof-tolof ci wàllu geste barrière yi mais Habib Saliou Sall damay desandi ci li nga xam ni moom mooy Covid-19 parce que lu am solo la boo xoolee par exemple naagu bi nga xam ni ndaw réew mi wax nañ ko léegi ñu ngi koy naagu mais lan moo xew au juste parce que nit ki bu fekkee ni da nga dégg digle ki nga xam ni moom mooy le ministère de la santé ñu taxaw wax ni coronavirus mi ngi fi lan moo nekk ci diggante bi pour ñu génn nga jox ñun sa xalaat ci pàcc boobu pour ñu mën ci génnaat léegi bu gaaw. doomu aadama moom moo dëgër bopp nit moo dëgër bopp. mais dëgër bopp. dëgër bopp dafa doy waar ñu la sa dee nga ni. moo tax il faut que mbir dem ba dal ka rek. léeg-léeg si lay soog a defaru wala si lay soog a tax am na nga xam duñu wax sax naan mbas mi amul am na ñu koy wax te yaa ngi dégg bis bu nekk jëriñ bu ñu dégg wàllu wér gi yaram wax ni lii yokku na ñii wér nañu ñii ñàkk nañu seen bakkan. kon problème mu conscience la. moo tax ma wax si sama ndorteelu wax. ni jullit bi citoyen bi dafay bëgg réewam bëgg sa réew moom mooy lépp li nga xam ni moo koy lor. nga gëm fexe ba taxaw si. parce que tey duñu yéene suñu kilifa yi. le président de la république tàmbale ko ci moom. ak Mouhamadul Cheikh al Qazwani. ak njiitu jëwriñ ñoom Mouhamadul Bilal. ak gouvernement bu mu àndal yëpp ak arkaanu nguur gi yëpp. duñ leen yéene ñoom ñu tal leneen lu dul dem di taxaw li nga xam ne mooy wàllu mbas mi. léegi ngir ñu jàppale leen nag ñu tal leneen la nga xam ne moom mooy faj aajo doomaanu réew mi moom mooy ñu góorgóorlu jàppale leen ci li nga xam ne mooy mbas mi. ak lépp li nga xam ne moo ko fi jëlee. bu ko defee mu jeex fi. ñoom ñu tal leneen. li nga xam ne mooy kaaraange. mooy yokkute. mooy wér-gi-yaram ci yeneen fànn. mooy njàng ak njàngale mi. mooy dundinu askan wi je pense que loolu. duñ si war a jàppale suñu bopp jàppale si ñi nga xam ne ñooy kilifa yi. ndaxte da ngay xoddaleku laata ngay lakkale. nanu si nga jàmm rek si la lépp xaj. boo demee bay père de famille bi amatul jàmm si biir kër gi. moom mooy kër gi yëpp amuñu jàmm. ka nga xam ni yaay xëy dem di indi. pour ñëpp xéewul. yaay dem di indi pour nit ñi wér. yaay dem di indi pour nit ñi xéewul. wax dëgg yàlla. dañu war a góorgóorlu sàmm loolu bu ko dara bañ ko jot. kon nag maa ngi lancé un message. ci père de famille. ci mère de famille. ci xale yi tuuti yi ci jeunesse bi surtout. parce que jeunesse bi am nañ ci rôle bu important bi nga xam ne war nañ ko mën a jouer. surtout ndaxte ndaw moo toll ci fi nga xam ni moom mooy xew-xew jamono. oui mais Habib on nous parle dañuy wax ci jeunesse bu existé wul sax. voilà ndaw jeunesse mauritanienne qui n'existe pas. ndaw wala bu existé lan nga gis ni mooy rôle am. waaw ndaw bi nga xam ni maa ngi gis tamit. à travers le ministère de l'emploi. de la jeunesse et des sports liggéey bu am solo bi nga xam ni. ndaw volontaire yi ñu ngi koy def. ñu ngi si saluer au passage le docteur le ministre. de l'emploi de la jeunesse et des sports. ci boo xoolee ci muqaata bu nekk. wala ci wilaya bu nekk tey. am na ay ndaw ya nga xam ne duñ ci seen bopp ay volontaire loolu nag xalaatu njiitu réew mi la. mu jaarale ko ci këru jëwriñ googule. volontaire yooyu tey laaju ñu dara. seen taxawaay rek rôle de veille la ñuy jouer. sensibilisation mooy yeete. ak lu xew rek. tey actuellement ni inondation yi nga xam ni xam naa daa si ñëw. dinañ ci ñëw ñoom tey ñoom ñoo si taxaw. jiitu si nguur gi jiitu si ñëpp laata nguur gi di leen si fekk pour ñu mën a indi ay saafara. waaw jërëjëf ñu gën a remercier ndaw yi di leen gën a ñaax ñu gën taxaw ñu xam ni réew mi seen réew la te ëllëg ñoom ñooy yorewaat arkaan yëpp kon nan ko toppatoo defar ko ba mu baax ngir ëllëgee bu tegoo seen loxo du ñu am benn jafe xam nga réew yu bare sax rawatina ak man suñu réew dañuy dégg di daje ak mbokk yu bare yooyu yu lay wax ni réew mi doxul xam nga loolu aussi yëg-yëg bi metti bi ñun saxu yëg nañ ko ñu bare yëg nañ ko réew mi doxul dañ koy teg ci mbas mi wala bala mbas mi di ñëw sax réew mi doxul woon. non xam nga réew mi doxul. dafa am ay indices ya nga xam ni. mooy wane ni réew mi ngi dox. am ay indices ya nga xam ni ci wàllu société laay wax. dans le social. ni couramment dundu nit ki. pouvoir d'achat. doomu réew mi. xam nga nag possibilité d'emploi. xam nga mbas mi. bi mu ñëwee ci biir réew mi. am na ay jafe-jafe yu tar ya nga xam ni. dal na yenn doomu aadama yi. wala yu fekku fi dara.
pour yow mbas mi waaw fekk ni fi ay jafe-jafe. yu fi amoon laata mbas mi di ñëw. jafe-jafe ñàkkum xëy. parce que boo xoolee tey réew Mauritanie téeméer boo jël juróom-benn fukk yi ay ndaw lañu. mais boo jëlee juróom-benn fukk yooyu boo moytul. ñeent fukk yi sax mu nekk ni amuñu xëy yu wóor. ñaar fukk yi ñu amay xëy yu wóor. ñeneen ñëpp soit ñu ngi liggéey ci ay places yi nga xam ni. amuñu fa benn situation bu stable. ñii ay pigistes lañu. ñii ay temporaires lañu. ñii ay collaborateurs lañu. ñii sax duñu fay dem rek di fa kërti ñu leen di fay ay heures yi nga xam ni. loolu mu yore seen dundin. ak si yeneen pàcc yi nga xam ne dëgg yàlla. jafe-jafe ci wàllu xëy. mbas mi ñëw gën ko dolli. mbas mi ñëw gën ko dolli. mbas mi bu ñëwee nag xëy amatul kenn dematul fenn secteur yëpp tëj bu ko defee mu gën a tar loolu nag daan si ñëw ci kanam incha allah ndaxte yàlla suturaal nañu ba ñu am ay kilifa yi nga xam ne jóg teel am nañu xalaat am nañu vision jóg teel pour atteindre moom mooy métti yi nga xam ne nu mu waroon méttee ñu fexe ba dékku ko mu bañ a métti comme niñ ko comme jërëjëf Habib dañu nekkoon ci mbas mi di coronavirus mu la jël nu trop nag taxaw ci bopp yu bañ jóg waaye coronavirus demal sa yoon ndax doy na waaw juróom-benn weer juróom-ñaar fa tabarakallahu nit ku xëy rek këram def la si boppam di dox te gisu la dafa daal de nekk lu jafe fa tabarakallahu yàlla na yàlla saafara lépp di jaayil Moustapha al Karim Seydina Muhammad maa ngi nuyu littoral bi dañ ciy dugg ndax jamono yi tar na metti na maa ngi dégg doyen Cheikh Gaye mi ngi lancé un appel tey si suba si ci mbokki Bërën taw bi nu mu leen def donc gaani ba njaago mbokk yaa ngi nekk ci ay tolof ñu di leen masawu fa tabarakallahu gis nañu aussi ay ndaw yoo xam ni ci ay plateforme yu wàcc jóge ci plateforme yi dem ci li nga xam ni mooy action yi comme Tout Debout pour Rosso ak yeneen wax nga fi léegi aji ndaw boo may wax ci bërki dem nga fa jóge nga Rosso gis nga situation yi mais inondation Rosso yi tey la wala depuis démb la waaw inondation yi nag histoire bu yàgg la parce que xam nga Rosso dëkk la bi nga xam ni daan ni que ndox daf ko jóge lool. maa ngi fàttaliku l'inondation de 1950. ndox la mbëndum 50. ñëpp ñun fekk ñu fi waaye nokk moom ak borom. te ndox. wala njaay def ci lépp bu am solo. ndox du bàyyi yoonam. moo tax fépp fu nit dëkk rek daf ko war a xoolaat. lu ko mooy rek jamono buy dox. te xam nga àdduna cycle rek. buy tourné balla bu jógee fii di dem. day dellu si waat. te bu demee bay mu dox ba nga xam ne dox na lu mu war a dox lu amaatoon moom mooy dellu si waat rek. moo tax gis nga ndox du bàyyi yoonam. fépp fa nga xam ne ndox jaaroon na fa ci jamono. ci wàllu mbënd. ci wàllu dex gi màmba yéeg ci wàllu leneen ak leneen ci wàllu taw. ba léegi ndox dafay ñëw. léegi nag lu jafe-jafe bi mooy. nit ñi duñu dem. jóg rek xam nga nun fii nu ñuy dëkkee bu ñuy dëkk lu tubaab di wax duñuy jël saret bi def ko ci kanamu nag bi les charrues avant les bœufs loolu moo tax souvent ñuy am ay jafe-jafe xam nga bala ngay dëkk ci béréb normalement loolu nag mission wu nguur gi la mais nag boo jëlee l'exemple de Rosso par Sattara Sattara ci boppam dëkkuwaay yi yàggal Sattara boo koy xool c'est une localité ancienne mais Sattara boobu ngay gis tey ci jamono gaal nit ñi doon utiliser pour dem di jëlee ay jàqar di buddi ay tat di fa dem di nappi Sattara googu ngay gis noonu ci jamono man ràññi naa bi fa PMI boobu nekkoon waa ñu ne ay tubaab nekkoon fa di faj jigéen ñi xale yi am nay temps daana bu tawee dana toog ñetti weer wala ñeenti weer kenn du fa dem boobu PMI rek moo fa nekkoon amoon kër amuloon dara dig entre looloo war loolu ñu def fa dig boobu dig yooyu yëpp duñ ko def c'était pour ñu mën a ndox mi ñu mën ko maîtriser laata muy dugg ci kaw ci këru nit ñi léegi damay dellusiwaat tuuti pour wax rek ni dëgg la nit ñi duñuy jóg rek def ay gazra bu ko defee mu dem bay mu ëpp doole nguur gi rek nit ñi ñëw rek dëkk ñu bàyyi leen noonu te nguur gi la ñuy waxal moo tax duñu war a di am ay vision anticipative mooy am ay xalaat yi nga xam ni duñ koy def laata muy yegg si kan moo ko war def nguur gi moo ko war a def nguur gee ko war a def ñu bañ a topp nit ñi si seen bëgg-bëgg parce que léeg-léeg nga topp nit ñi seen bëgg-bëgg tey fii ak fukki at seen bëgg-bëgg boobu doon li nga xam ne mooy béjjinu gannaaw nekk lu diis indi la ay fitna te su bu fitna jógee nit ñi duñu naan nguur gi rek la ñuy attaqué naan nguur gi moo deful liggéey kon nag tey duñu war a fekk si
kilifa yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi. ñu jot ñu nag jox ay xalaat yi nga xam ni. am nañ ci yaakaar. ñu war a nag defaraat meneen réew mi nga xam ne duñ koy teg ci état de droit moom la njiit réew mi wax. teg ci tamit ay liggéey yu baax maa ngi rafetlu intervention l'honorable député Ba Madine ci assemblée nationale. surtout mu jël exemple bu doy waar. ni dafa dem Côte d'Ivoire. fekk fa këru liggéeyukaay bi nga xam ne doomaanu réew mi que moom. mu nekk fa di fa liggéey ci wàllu aménagement ak wàllu defar yoon. kon nag wax dëgg yàlla. bala ngay wax dëgg yàlla kay kuy jëggaani. ba fekk sa kër baay loolu ndax pare nañ ñun pare nañ. moo tax ma ni tey moo tax ma ni tey il nous faut combien de temps. moo tax ma ni tey. xam nga changement ministère de l'urbanisme. xam nga changement moom moo am fas tey. waaw xam nga parce que doguma la boo mooy wax plan yu mel ni xam nga Rosso judide mooy lan. Rosso bu bees. Rosso bu bees mais idée yooyu yëpp génnoon na fi. waaw xam nga lu mel noonu. il faut que rek ñu jóg c'est-à-dire ñu jóg def ko. taxaw. ñu indi ay coppite. bu nit ñi day dëkk. nguur gi dafa am mission régalienne. bi nga xam ni xeet yu askan wi ñoo ko investir jox ko ay moyens. humains ak moyens matériels. pour mu mën a taxaw ci lépp li nga xam ni. moom mooy dundinu askan wi. kon bu nit ñi demee ba di waaj dëkk à travers les Gazra. ñu créer leen les conditions yi nga xam ni mooy tax. foofu daan fa mun dëkk. te buñ demee ba dëkk. mooy ay aménagement yu baax durable. aménagement yu durable yu baax. mu bañ am parparloo. bu ñu demee ba di jël bëgg tabax li nga xam ni dafay dem dans la durabilité mooy la nga xam ni dafay sax te yàgg. mooy nañu jël ñu am xam-xam bi. am mën-mën bi. te nga xam ni waree nañu seen jaloore ci àdduna bi parce que àdduna bi léegi. village bu ndaw la rek la. bépp këru liggéeyukaay bi nga xam ni nekk na ci biir réew mi wala nga nekk bitim réew. am di mën liggéey bu baax. ñëpp xam na leen. tey boo gisee koppar yu takku ya nga xam ne tey ñu ngi koy def ci yenn projet yi. surtout si jamono yi nga xam ni weesu nañ ko. te boo paree. mu nekk li nga xam ni. amul durabilité amul tekkiwul dara amul impact. amul impact vraiment da ngay wax ni. yi am na ya nga xam ni sax dafa xaraam. kon tey du ñu bëgg le président de la République. ak ministère bi nga xam ne mu yore wàllu aménagement du territoire ak wàllu urbanisme et tout ça habitat. ñu jël ay politique yu bees. géem fépp fa nga xam ni yaakaar nañ ni fekk juróomi at. wala fekk fukki at ni ngi daan fa dëkk. laata kenn di fa dëkk. nañu créer conditions yi nga xam ni mooy tax bu ëllëgee bu nit ñi bu ñu fa dëkkee. du ñu am benn problème. xam nga damay gis benn problème ba nga xam ni léeg-léeg toujours dafay tàngal sama xol. dangay gis ñu defar léegi tali. def ci ay milliards. ñetti fan ñeenti fan. ñu war a am leneen la ñuy def ñu dem toj tali ba. gis nga di defaraat beneen liggéey fenn te duñ ko delloo nu mu waree. moo tax ma ne loolu c'est une mauvaise politique de planification. dafa doy waar. planification. dafa am solo. planification mooy nga war a def dara. saytu ko. xool ko ci fànn yëpp ci fànn yëpp. bu ko defee nga mën ko def te du am benn jafe-jafe. man kay dama wax xam ni par exemple lii quartier la. wala li dafa war a nekk quartier. ma xam ni feeg fukki at wala feeg juróomi at war naa def fii ndox war naa def fii électricité war naa def fii. mais war naa jël sama ay mesures. def ay installation nga xam ne bu ëllëgee bu mu demee ba nit ñi di dëkk fële. du ma am benn problème. kon tey jafe-jafe yi nga xam ne waa Satara ñu ngi koy dund. ak jafe-jafe yi nga xam ni bépp. dans l'ensemble village yu bare ñu ngi koy dund réew yi ñu ngi koy dund. moom mooy dafa am une mauvaise politique de planification. loolu nag dañuy ñaan le président de la République. à travers ministères yi nga xam ne ñoom ñooy les ministères concernés. vraiment ñu xalaatal ñu ay xalaat yu yees ñu xam ni adduna bi léegi dafa changé. te jot na nag doomaanu réew Mauritanie yi. ñu bëgg seen réew. parce que mënoo di jëriñu ci réew mi rek. te façon yooyu ne jëriñ réew mi. lu président bëgg a def. parce que président mënul nekk. lu nguur bëgg a def. lu nguur bëgg a def te citoyens yi ak responsable yi nga xam ne ñoom ñoo yore liggéey yi. amuñu cette conscience citoyenne. duñu liggéey ba sonn rek mu nekk ay coow. xaalis bu dul jeex. ñu leb dugal si. àbb dugal si. ñaan dugal si. boo liggéey ñu xool fekk. en tout cas amoon na benn programme bu am solo bi nga xam ni itam yaa ngi koy wax léegi njiitu réew mi ak son gouvernement war nañ ci bàyyi xel parce que boo gisee booy dugg Rosso à 7 kilomètres à droite ñu ngi ko aménagé c'est des parcelles yoo xam ni fa tabarakallahu tey jii sinistré yi nga xam ni ñi ngi ci wàllu Satara googu nga xam ni xur la ndox mi du dem xam nga ndox du bàyyi yoonam kenn ku ci nekk yaa ngi dëkk ci kaw ndox waaw looloo jaaxal gis nga mu bokk ak leen gis nga mais tey jii je pense que l'idée mooy ñu xoolaat Rosso judide boobu mën accueillir les gens de Satara nit
bu fekkee da nga ko fekk ci mu nekk ci dara. lu toll juróom fukki at. lu toll téeméeri at jamul gisu si njëriñ. mu nekk ci dara. su fekkente sax da nga ko bëgg mu soppi si loolu mu nekk dafa am fi ngay jaar. diplomatie. dal tey wax ko lu leer lu mun dëgg ci boppam gis nga Rosso gis nga Rosso ci diide boobu bu fekkoon ñu jaarale ko ci yoon Rosso rëy boobu pourtant bu ko jaaree woon ci yoon Rosso yi daan fa dëkk te du am benn problème mais du ñu faussé li nga xam ni moom mooy début ba procédure la ñu faussé te xam nga réew mi tamit dafa am ay mbir yi nga xam ne dafay am léeg-léeg dafay metti tey boo demee nga xool béréb yu baax yi foofu ci Rosso ci yëpp am na ñi nga xam ne déjà tey jël nañ ko mooy ñi nga xam ni boo xoolee dëkkuñu sax Rosso ay nit lañu rek yu am seen alal ñëw foofu nekk ay agro business jël suuf si di fa bay ñoom lu ñu jël jox leen place yu baax yëpp ñeneen ñi jël leen teg leen si place yi nga xam ne moo tax ma ni changement dafa am prix mais dafa metti nag parce que xam nga nit rek ak lu mu tàmm pour mu am rupture dafay metti dafay difficile loolu nag foofu la ñuy xaar le président de la république li nga xam ni tey askan wi du ñu am si moom yaakaar te yaakaar boobu yàlla bu mu tas amiin barki démb mu fal njiitu jëwriñ Mouhamadul Bilal mu dem barki démb fële ca bër bu pencum ndaw réew ma def discours bu am solo discours boobu nag am yaakaar bu rëy bi nga xam ni askan wi yëpp am nañ ko si lu ñu bëgg nag loolu nga xam ni discours boobu njiitu jëwriñ ñi def nag yooyu mu ci wax lu ñu bëgg ñu traduire ko diggante yaakaar ak jëf yaakaar jëf mooy tontu yaakaar parce que fu nekk nii wax dëgg yàlla dafa jot ñu indi ay solution ñu indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ni askan wi ñu ngi koy jànkonteel te indi ay solution ci jafe-jafe yooyu yaakaar naa ni jafewul ndaxte ministère bu nekk ñu ngi koy jox son budget te budget bala ñu koy def didu naan ci lii la jëm ci lii la jëm ñi nga xam ne ñoo yor loolu nanu góorgóorlu rek ba foofu mu jëm ñu dugal ko fa mooy jëm ci wàllu bonne gouvernance te kat loolu dafa ñor njiitu réew mi dafa ñor njiitu réew mi tamit te booy xool ci ay kàddoom am na ñaari mot wala ñaari kàddu ya nga xam ni daf koy répété waat bokk na ci état de droit ak bonne gouvernance te ñaari piliers yooyu buñ ci sukkandikoo daañu am réew mi nga xam ni mooy nekk réew mu gën ci àdduna bi parce que ñun duñu war a sant yàlla bu ñu yàlla def lee ñu nekk ay julit ñun ñëpp ñu nekk ay julit boo xoolee xeet yi nekk fii ci biir réew mi muy ñu xees ñeeg ñu ñuul ñeeg bu ñu xëccee tuuti rek daan gis ñun ñëpp ñu ñoo bokk dara féewle wuñ kon bu ñu amee ay njiit yu am vision ay njiit yi nga xam taxaw nañu pour xettali askan wi tamit nangu njiit yooyu jiite leen yaakaar naa ni daañu léegi ñëw fa tabarakallah parce que am na yoon yoo xam ni yoon wu nu tracé la te boo bëggee defar ci ngay jaar c'est universel loolu moom xam nañ ko fossé bi kay mooy problème parce que yoon bu universel boo xam ni boo bëggee développement bu durable da ngay dem ci ay objectifs 17 objectifs la fukk ak juróom-ñaari objectif loolu daf mooy indi mooy wax ni rôle société civile bi am na solo bu baax parce que ñoom ñoo maîtriser li nga xam ni moom mooy démarche objectif de développement durable xaw ma nag réew mi fu ñu ci toll avec une société civile très pertinente et participative loolu am na solo ñu ngi koy xaar aussi mais sëñ bi Habib am na pàcc boo xam ni dinaa ci dugg njiitu réew mi fii taxaw yàggul le 2 presque waxtaan ak askan wi annoncé fi li nga xam ni moom mooy ay koppar yu jëm ci askan wi waaw loolu laa bëgg ñu dugg waaye balaa loolu il faut ñu jaajëfal ñenn ñi nga xam ni jukku nga ko ñu ngi jóg bi ñu déggee inondation yi dañu jël seen alal dem fekki waa Rosso waaw ñu ngi leen di jaajëfal sax loolu ñu leen di lim xam nañu seen bopp loolu rek la mbokk mënal moromu mbokkam d'autant plus que ñun ay jullit lañu ñu war dimbalante maa ngi jaajëfal ñëpp à travers pencum askan wi képp koo xam ni Rosso soob na la ba nga dégg leen ci tolof daw dem yóbbu sa doole loolu am na solo trop ñu ngi leen ci remercier ak ndaw yi nga xam ni ñu ngi fa taxaw le maire de la commune de Rosso le premier magistrat Bomboul Daraman def na lu mu mën woote na wallu et je pense que tey jii élément nguur gi ñu nga fa pour saytu li nga xam ni moom mooy cette sorte de crise bi nga xam ni c'est lié aux inondations fa tabarakallahu di leen masawu coono sëñ Habib da nga dégg sa njiitu réew parce que sànq ba léegi yaa ngi ciy bëgg dugg di génnaat
xam ne rek ci la ñu jëm parce que pàcc bu am solo la mu mel ni niir buy wër ci réew mi muy dugal yaakaar waaye nag yaakaar faj yaakaar mooy am solo nga dégg sa njiitu réew annoncé fi ay mbir yoo xam ni franchement pour man boo demee ci Mauritanien lambda bi rêve la boo ciy jukki li nga soxla boo ciy jël. waaw lu ñuy njëkk a wax mooy ñu ngi delloo njëkkal njiitu réew mi Mouhamadou Cheikh Ghazouani xam nga dafa jël réew mi demul sax lu mat at daan ni ko wala at ak tuuti mbas mi ñëw mbas mi nag comme ni ñu ko xamee ci àdduna bi yëpp la ñëw fi mu ñëwee fi mu jógee nga xam ni ñoom fa lañ daan jéggaanee noonu ñoom ñoo njëkk nërmeelu am ay jafe-jafe talaatuñu kenn terewul fekk mu lancé benn programme bu njëkk bu ñuy wax programme prioritaire awlawiyaat yi moom mooy li nga xam ni moom moo ma gën a yitteel mooy li nga xam ni moom a gën a ñor mooy li nga xam ni moom moo ma gën a soxal ci li nga xam ni mooy yokkute réew mi mu lancé que fële ca côté tarxil yi fële ci lan la jukki ci biir programme ci biir programme boobu moom mooy fexe bay soppi xar kanamu réew mi ci pàcc yëpp xar kanamu réew mi ci pàcc yëpp tàmbalee ko d'abord ci defar ay yoon xam nga yoon moom mooy yombal dem beek dikk bi yokkute foofu la samp waaye nag suñu gox yële maa ngi ñëw bay ba pare amoo foo jaar bépp maa ngi ñëw doy na waar maa ngi ñëw gis nga dem beek dikk yokkute ci foofu la tàmbalee dem beek dikk xettali doomu aadama bi ci foofu la war a tàmbalee ndaxte ki nga xam ni tey da nga feebar war a dem ci biiru fajukaay yi doon sa sago boo jëlee sa ki nga xam ni mooy sa ki feebar ki nga mën jaar ci béréb bi nga xam daa nga mën ci ni mu gën a gaawee egg ci biiru fajukaay yi faju sinon lu ko mooy rek kërën googu ak jafe-jafe yooyu mën na rotal poste de santé yu bari rek amuñu ambulance loolu ambulance ambulance am foo jaar man gis naa fi ñaari poste de santé fii ci Nouakchott yuy awante benn ambulance xam nga loolu jaarul donc loolu dama bëgg rek wax nécessité bi nga xam ni ak pertinence bi nga xam ni programme boobu am na ko jëm ci wàllu yombal dem beeg dikk bi mooy defar ay goudron fii ci Nouakchott ak ci biir réew mi ba pare jëm ci wàllu wér-gu-yaram jëm ci wàllu njàng ak njàngale loolu moo doon programme bu njëkk bi nga xam ni kii di njiitu réew mi lancé woon na ko ñu koy wax programme awlawiyaat mbas mi ñëw nag xaw indi ay jafe-jafe xam nga mbas mi bu mu ñëwee daan ni que àdduna bi yëpp la perturbé képp ki nga xam ne amoon nga xalaat wala amoon nga kii yëpp la perturbé waaye lu ñuy delloo njukkal njiitu réew mi moom mooy am na réew yi nga xam ne am nañ si ay jafe-jafe yu tar yu mbas mi duggee mais moom ak gouvernement am taxaw nañu quand même di xettali askan wi ñuy liggéey ñi di fayu kaaraange gi mat ñu jël ay koppar jàppale ménage yi nga xam ne ñoom ñoo gën a néew doole tey boo demee si suñu dëkkaan yi pratiquement dëkk bu nekk ñëw nañ fa saytu nit ñi dellusiwaat fa ci saytu boobu nga xam ne defoon nañu dëkk bu nekk ñu joxal ko ndimbal kon loolu moom mooy yërëm askan wi mais après ça dañu dégg nañu ay joytu maa ngi ñëw ci cible yi ak ci repères yi ak bénéficiaires yi maa ngi ñëw xam nga aussi encore nun population yi tamit am na si ñi nga xam ni léeg-léeg du ñuy bëri njumlang wala du ñuy géem a muus lu ëpp Habib xam nga man fu ma jàppee xam nga maa ngi ñëw bala ma koy fàtte les plus vulnérables waaw xam nga loolu il faut ñu taxaw ci les plus vulnérables xam nga ñoom bu ñu ñëwee d'abord ñoom ils ont été très clairs képp ki nga xam ni fonctionnaire nga yaa ngi liggéey yaa ngi fayu ñoom xam nañ ko bokkuloo ci programme kon nag ñoom xam nañu cible yi nga xam ni ñoom la ñuy dimbali mais malheureusement dafa am si suñu biir ña nga xam ni lu xew rek duñ si bëgg ñu taxaw bëgg si bopp loolu la c'est ancienne habitude waaw habitude yooyu nag suñu habitude yooyu nag dañ ko war dindi complètement dañ ko war a dindi moo tax boo xoolee programme bi ménage yi nga xam ne ñoom ñoo faible ñoom la dem ñi nga xam ne duñu ay fonctionnaire amuñu ay nit yi nga xam ne am nañu ce pouvoir d'achat ñooñu leen dem defal leen ko jàppale leen si loolu mu nekk benn point bu ñoo xam ne duñu fanaanoo dépense amuñu dara rek ñi nga xam duñu daan xëy parfois léeg-léeg dem marché jaay seen jën wala dem jaay keeta caaf si buntu école ba wala doon jaay banaana te ki gis suñu kenn jënd ñooñu la ñu accompagner woon ci montant yooyu pour jàppale leen bien vrai que nit ñi am na ñi nga xam ne xeeb nañ ko xam nga doomu aadama rek moom bu doon sagoom toujours rek duñ koy jox te bu doon suñu sagoom nun tamit wax dëgg yàlla ñu defal leen chaque weer ñu defal leen li nga xam ni lu am solo la tax loolu moom mooy dimbali askan bi
programme boobu bu mu demee ba nga xam ni xaw na ralenti ndax mbas mi bi ñu demee ba ci biir mu amaat beneen plan bi nga xam ni plan de riposte lañ ko def njiit réew mi defaat contre le ko Covid-19 toujours ci biir Covid-19 yi moo tax boo gisee mbas mi wax dëgg yàlla taxawaay bu am solo am na ci parce que am na réew yi nga xam ne tey ñoo ñu wër am nañu ay jafe-jafe yu tar lu jëm ci wàllu mbas mi mais ñun yàlla suturaal nañu bu ñu songee ay jamono xawoon nañu gësam tuuti mais nguur gi taxaw rek jël ay matuwaayam ci ndimbal yàlla tamit ndaxte ndimbal yàlla rek moo si noonu génnee doomu aadama yi ba yàlla def na tey fu mu nekk nii situation bi mi ngi stabilisé wu léeg-léeg daa toog ay une semaine doo dégg am na ko gaañu léeg-léeg nga gis lim yi yokk yi lim yi wér yi ñoo ko ëpp ñu ngi dem décroissant waaw yu yokk yi ñuy wér ñi ñoo ko ëpp kon da ngay gis ni ci biir juróom-ñaari junne ak nangam yi nga xam ne ñoom la lim bi toll bu ñu mbas mi tàmbalee ba tey boo xoolee tey juróom-benn junne ak nangam daan ni ko wér na si kon boo xoolee gab bi nga xam ne moo si des matatul junne moo ci des matatul junne mais réaction nit ñi ak comportement nit ñi moo koy jàppale am na ci solo loolu sax moo koy gën a jàppale sax pour ñu mën def loolu léegi nag njiitu réew mi def benn discours barki démb ci la ñuy dellu si dama doon def benn parenthèse benn kii bu ndaw rek pour wax la rek jéego yi nga xam ni nguur gi def na ko bu ñu tàmbalee ba tey parce que loolu am na solo barki démb ci ñaari fan njiitu réew mi def discours bu am solo discours boobu dalalaat xelu nit ñi ci ay ban instant la xelu nit ñi war dal voilà parce que discours yu bëri jàllal nañ fi. discours yu bëri jàllal nañ si. xam nga njiitu réew mi li mu wax ci discours. mais ban instant la xelu nit ki war dal. ci un programme. waaw bu ñu demee ba tàmbali ka nag. ba ñu gis ni léegi nag lii dookatul ay coow. nekkatul ay dige. nekkatul ay discours. xel yi gën a dal. xam nga. ku la digal reer. bu la joxee ndekki jox la añ. bu la digal reer war nga ko gëm. war nga ko gëm. foofu la ñu toll ak njiitu réew Mouhamadou Cheikh Al Qassam kon nag ndekki leeg añ bi daal. kon nit ñi gisagum nañ si dara mos nañ ci. gisagum si nañ si dara. bien vrai que des na lu bari la nga xam ñu ngi koy xaar. ci wàllu mbas meeg. waaw mais dama bëgg programme bi nga xam ni tey njiitu réew mi jox na ko. jukki na ko muy programme d'urgence. programme bi nga xam ni. prioritaire c'est pour c'est-à-dire jafe-jafe yi nga xam ne moo tukkee ko ci mbas mi. nit ñi mën ko dékk mu bañ metti si ñoom. mu jël lu toll ci ñaar téeméer ak ñeent fukki milliards. parce que yéen dugal programme boobu njiitu réew mi. xam nga lu ma gën a amal solo ci mbir mi. moom mooy app bi nga xam ni jox nañ ko programme bi. app bi xam nga du daan dox rek programme. wax koppar rek bàyyi noonu. ci diir doo xam waaw bokk na ci cible. doo xam fu ñu tàmbalee. doo xam fu mu yem. mais lii dafa ni fanweeri weer ñaari at ak genn wàll. 240 milliards yi. war nañ ko dugal. ci ay activités ci ay yëngu-yëngu yi nga xam ni. kii nga xam ni moom mooy mauritanien bi. daf siy gis boppam. dam la laajoon loolu ci gën a intéressé. jëm ci wàllu mbay. waaw parce que mënuñu ko jukki yëpp. jëm ci wàllu mbay yow mbay moomu ci gën a intéressé. ak liñ la gis ngay yëngu. waaw ak sa objectif. mbay il faut nga wax ñu lu la intéressé ci. dama ne la li njiitu réew mi jukki. lu njiitu réew mi jukki yëpp lu mu ci gën a intéressé moom mooy mbay. parce que man mbay laa xam. sàmm gi ak napp gi. surtout mbay mi ak napp gi nga xam ni. nun mooy activités yi nga xam ni moom la ñu gën a maîtriser. moom la ñu gën a xam. ba pare désenclaver suñu localité yi. parce que Ibrahima. même bu ñu bayoon tey. bay ba pare. te amoo foo jaarale. li nga bay nii pour yóbbu ko Rosso wala foo ko jaayi. kon mbay moomu dafa mel ne rek. day na sax jël sa xaalis teg sànni. tey jii moo dal waa Bërën. moo dal waa bërën boobu tey jii moo dal waa Bërën. waa Médina Salaam. jeunesse Médina Salaam maa leen di saluer au passage. jeunesse su Kër Muur. maa leen di saluer au passage. parce que bi mbas mi amee. ñoom du ñu dem bi taw bi ñëwee yoon yi dagg. du ñu dem jël seen ay saako. jël seen ay peel. fépp fa nga xam ni place ndox la. ñu tibb suuf. di fa sotti. Kër Muur dafa dagg yaakaar dafa dagg ngir oto yi mën jaar fa. te moo tax ñu bëgg wax njiitu réew mi ak le premier ministre bi nga xam ne moom mooy yore gouvernement bi. ñu dimbali ñu si le désenclavement. suñu problème daf si bokk li nga xam ne moom mooy désenclavement. gis nga suñu dëkkaan yi. Kër Muur bi nga xam ni fa laa bokk tey. désenclavement yaa ngi koy wax ci kàllaamay nasaraan. moom mooy ñu fexe. ba yoon yi ñu defal ñu goudron du ay yoonu ay rambale parce que boo xoolee sax investissement yi ñuy def yi c'est à perte. bërën demuñu parce que boo xoolee bu fekkente bu nawet jotee. nu jël engin ak kii. dépenser 2 millions 3 millions 4 millions. jël tuuti suuf def si. bu demee bu déwénee ñu defaat. boo xoolee loolu amul durabilité. amul durabilité. autant pour ñoom. nu jël ay études yu sérieuses jox ko ay kàngam yi nga xam seen xam dafa max jëm ci wàllu woowu. ñu defal ñu ay tali.
goudron bu ñuul moom la ñu bëgg bëgguñu ay remblai bëgguñu garaawaay duñu bëgg ñu defal ñu ay goudron yu am bu jógee ci goudron bogge bi dugg ba ci biir terrain Kër Mour mooy école Kër Mour boobu jógee foofu dem ba Fass parce que Fass situation bu difficile la ñuy dund. difficile dafa gis nga Fass ba Vox waxuma la sax bu tawee bu layee lay bu metti sax pour nga jógee Fass ñëw Rosso c'est un problème te dëkk la bi nga xam ni ay jàmbaar ñoo fa nekk jigéen ñi ay jàmbaar lañu góor ñi ay jàmbaar lañu yëpp saluer au passage les chefs de village Amadou Diop Diakhaté également sama xarit Malick Mbodj liggéey rek la ñu xam mais léeg-léeg nga gis ñu liggéey ba pare wala ñu béy seen ceeb ba pare amuñu pexe taw mi fekk leen fa taw bi yàq ka ñu toog noonu mun na sax kon nag tey du ñuy lancer ay alerte ñi nga xam ni ñoom la yàlla jox tey réew mi ñuy jiite ka ñu leen di ñaanal nag am si ñoom yaakaar tamit bu baax que ni nañ ñu dimbali suñu dëkkaan yi ñu désenclaver leen parce que bu leen désenclaver loolu mooy tax dëkkaan yi ñoom ñooy sàqu réew mi gis nga dëkkaan yi ñooy sàqu réew mi te programme bii njiitu réew mi def jëm ci wàllu mbay koppar yooyu nan ko jox coopérative yi nga xam ni ñoom ñooy coopérative villageoise foofu bëgg naa ñu ñëw fa ndax dañ ko teewee dégg naa barki démb l'honorable député Ahmed Diagne di ko jukki dafa am solo trop waaw xam nga léeg-léeg dañuy wax mbay rek mais nag il faut comité villageois xam nga Habib organisation non il faut de l'organisation parce que loolu aussi dañ ko constaté dama ne ñun suux nañ ci parce que société civile boo xoolee sax mooy régler mbir foofu appel woowu man dama ci dolli ne réew mi bu ñu bëggee liggéey correctement liggéey yu am impact nañ ci boole société civile bu ñu amee une société civile bien importante liggéey yu mel ni dana yomb parce que objectif yi ñoom la ñuy demee et c'est prescrit c'est connu mais gis nga suñu villageois yi il faut ñu organiser wu. gis nga société civile boobu laa fi ñuy dellusiwaat ci programme bi ñoom ñoo war a jouer rôle de veille. moom mooy veille moom mooy fexe ba di xool lépp li nga xam ni xam lii jaarul yoon ñu dem artu nguur gi société civile bu responsable xam nga léegi dañuy toll si jamono bi nga xam ni nekk nañu si jamono di xëccoo moom di boddoo kenteeg non wala xëccoo bu objectif dañu bëgg une société civile ba nga xam ni dafay xool kat xam ni Rosso am nañu jafe-jafe ci wàllu ndox ñu dem jël ndox ma indi ko fi ñu ko war a indi wanee ko taxaw fexe ba ñu régler problème ndox moom aujourd'hui Rosso même bu dul woon mbënd mi léeg-léeg nga dem fa mais boo fa demee Evian ngay naan parce que ndoxu Rosso bi mënoo ko naan ndoxu Kër Mour moo gën a set moo gën a neex moo gën a sell ndoxu Rosso non mënuloo sax te Rosso nekk capital régional bi ndox mi boo gisee dafa sann kenn ñamewuñ ko xool dafa sann day xeeñ boo ko naanee sa biir demee kon tey waxtaan wi ñuy def duñu bëgg rek gindi ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi naam du ñàkk am na yu bari yi nga xam ni ñoom yëg nañ ko xam nañ ko mais nañu xam ni rek koppar yi nga xam ne ñu ngi koy jël rawatina koppar yi nga xam ni kenn abbu ko fen parce que njiitu réew mi nee na koppar yi ñu ngi ko jëlee ci gafaka nguur gi ci gafaka réew mi lañ ko jëlee ko sante yàlla loolu ñu koy sante yàlla parce que boo xoolee tey plan de riposte yi nga xam ni tey yeneen réew yi ñu ngi koy def comme France boo xoolee seen dette tey extérieure mi ngi egg na ci 120%. jéggi na dayo te barki démb plan bu ñu lancé bi. pour kii ko. plan boobu tey. du ñu lebi xaalis. du ñu leb à hauteur de 60%. ci budget bi. pour mën a en tout cas def liggéey boobu. ñun yàlla suturaal mi. ba ñu am suñu réew nekk réew mi nga xam ne mi ngi toog ci place bu baax. am koppar ba ñu jël lu toll ci ñaar téeméer ak ñeent fukki milliards. def ko ci li nga xam ni. moom moo jëm ci. liggéeyu réew mi. loolu koy xanaa mooy kon war nañu sant yàlla. waaw sant yàlla nañu fexe. ba koppar yooyu. ñu dugal ko nag fi nga xam ne. fa la jëm. naa la wax lu am solo. kooku rek dama koy wax suñu doomaanu réew mi yëpp. jeunesse bi de façon générale. ñu leen bu ñu xaar. nañu commencé dès à présent seen ay projet képp ki nga xam ne lu la ñor. nga bind ko tekk wax ñaata nga koy defee. pour gàttandu. bu ñu defee appel d'offre rek. ku nekk déposé. fa tabaarakallaahu. parce que. mon projet mon avenir. initiative bu rafet tey man gis naa ay ndaw ya nga xam ni bokk ci askan wi ya nga xam tey am nañ ci financement yooyu dama bëgg nag financement yi di ñëw ñu bañ a toogaat di xaar dañ dëkk bu nekk nañu gis lu ma téeméeri jeunes yu déposé incha allahu rabbi téeméeri jeunes incha allahu rabbi Habib Saliou Sall lépp nag mënuñu gis yal na yàlla en tout cas bi dafa gàtt damay ñëwaat dina baax incha allahu rabbi ñu ngi koy sant yàlla fa tabarakallahu seen télévision leader
la télévision de Mauritanie moom ngeen àndoon seen émission pencum askan wi dalaloon Habib Sall soxna Khadija ak xale yi sama monde bi nga xam ni ñoom bu nan Bilal ul Ali maa ngi leen di jox cër Oumou Kalsoum ul Mint El Yessa di ko nuyu bu baax le président Selman big up à toi di béggee ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci télévision de Mauritanie waaye taskatu xibaar yu mel ni Habib Saliou Sall mbokk yi am di jàmm yi di leen ñëwaat ndaxte jukki bi ñu jukki jëmale ko ci réew mi am na solo waaye itam ngeen xeex mbas mi corona baa ngi fi jógagu fi na ngeen continuer geste barrières yi ànd ak suñu kilifa diine yi ñaan mbokki Rosso ñu ngi leen di masu coono di leen ziar Ibrahima Idrissa Wade moo àndoon ak yéen seen émission pencum askan wi di leen jox daje chaque àllarba incha allahu rabbi yàlla na ko yàlla antul yàlla may leen jàmm may ko réew mi may ko adduna bi bi jaay Mustafa al Karim Seydina Muhammad fa tabarakallahu may mun a mint idunu Mawlud ak Bezeyd Mohamed Lamine di leen béggee ak Tijani ñoo nekkoon ci fànn yi nga xam ni moo leen di permettre ngeen xool ñu bu baax a baax mbokk yi am di jàmm yi ñu ziar leen ba beneen yoon alhamdulillahi rabbil alamin